na ba toftal benn simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ci gën a fës. Aminata Touré mi yëkki ay kaddu gannaaw ba mu gisee la mu jàppe rek ne kaddu yu tuuma yu teg ca ndodam moom fi nekkoon ay jamono njiital conseil économique social environnemental weddi la ko def ba tëdd ci suuf ne lépp luñ ko jiiñ muy ay mbuxum amut te itam la mu ca teg moom soxna si ne fi mu toll ci àddinaam gisul dara wala kenn ku mën a yàq ab deram. Député bi di Malick Gueye moom joxoñ na baaraamu tuuma ko wuutu Aminata Touré ci bopp conseil économique social environnemental muy Idrissa Seck nee na dafa wor seen géew boobu ñu taxawaloon dippee ko IDI 2019 ci gis-gisam moom mi kàngam ci grand parti la mu wax rek mooy dañoo jëloon daal dogal daal di fas yéene tëye boobu de géew ba atum 2024 bu ko defee ñu daal di ngembaat keneen mu samp ndëndam ci jongante palub njiitu réew bu atum 2024 daan waxtaanee li xew ci réew mi jamono ji muy lu aju ci mbënn mi kenn soxna boo xam ne dafa sóobu woon ci géej gi ànd ki nawleem ay atam toll ci ñaar moo ne day jàngi woon na biti réew fu ci mel ni Russie dellusiwaat ñàkk pexe ak yaakaar bu tas ak itam rek jafe-jafe tax mu sóobu ci gaal gi bëggoon a wutale Espagne jaare Maroc mu jëwul antu waaye la mu dund ca géej ga ma ngi ciy dellusiwaat ak Habib Faye ministère bu bees bi ñu denk wàllum artisanat opérateur économique yi nekk ca diwaanu Saloum di xaar rek ci njiit lu bees loolee mu mën a jàppale ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee artisan bu nu sukkandikoo ci chambre de commerce bu fële ca diwaanu Kaolack mu ne ministère bi nga xam ne nag moom la ñu dénk mbir mi rek dafa war a daal gën leen a jox gëdd muy ministère bi ñu denk wàllum jënd ak jaay loolee gis-gisam la ci diwaanu Saloum la ko yëkkatee jongante palup njiitu réew fële ca États-Unis d'Amérique diggante Joe Biden ak Donald Trump muy président sortant ba fii ak ëllëg daanu xam kan moo jël raw gàddu gi jamono ci ñaadoo muy ñetti fan ci weeru novembre di bésub jongante palup njiitu réew li ci yenn kaay gi Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxi lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàcce. rafetloo ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaar diggu bëccëg gi mbokk yi dañu koy dooree ak nanu ko junjee Aminata Touré yëkki na ay kàddu moom mi fi nekkoon ay jamono njiital conseil économique social et environnemental indi ay leeral ci xibaar yi nu joxoñ ko baaraamu tuuma lu jëm ci wàllu mbuxum moom soxna si nag la mu wax mooy fi mu toll ci dundam gisul dara wala kenn ku mën a yàq ab deram loolu nag mi ngi koo xamle ci ab communiqué bu mu xaatim di tontu rek ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay tànkam di ko gor la mu ca teg rek mooy lu toll ci fukki weer ak juróom-benn la ñu ko dénk kuréel googu di conseil économique social environnemental yor na ko na mu ko yoree ba noppi itam la mu fa bàyyi ci ay këyit ne ku dem dina ko fekk te itam ma ngay xaar bés ba ni jébbalee lenge ya rek mu fas yéene wax ak moom soxna si daal deram boobu dafa set wecc ci soxlawut ñu koy ragg wala itam kenn di ko gàkkal ndax gàkkal googee jéem la waaye du lu ñu mën loolu soxna Aminata Touré moo ko xaatim ci ab communiqué dinañ ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo. ñu wax ci leneen muy député bi di Malick Gueye joxoñ na baaraamu tuuma Idrissa Seck ne daal dafa wor seen géew bi ñu taxawaloon dippee ko IDI 2019 ci gis-gisu ki nga xam ne moom moo bokk ci grand parti nekk fa kàngam ba noppi itam nekk député ca pencum ndawi réew mi moom Malick Gueye ne dañoo amoon yéene taxawal wala bokk wéyali li nga xam ne moom mooy seen géew boobu ba jongante palub njiitu réew atum 2024 naam sax dañoo fas yéene woon a samp keneen maanaam ngem beneen candidat lu ci mën a am rek moom Idrissa Seck dafa wor boobilee kuréel moom Malick Gueye nekkoon ganuk info du matin ci télévision Futurs Médias ñu teewlu honorable ay kàddoom Chérif Dia moo ko taataan. principe on voulait garder la coalition dem ak moom dañoo bëggoon garder ko la coalition bi dem ak moom élection locale dem ak moom élection présidentielle yi di ñëw parce que loolu moo doon accord compromis bi nekkagul woon accord nag mais c'est un compromis boo xam ne waxtaane nañ ko donc loolu taxul ñëpp toog parce que y avait pas de raison ñu ni élection présidentielle yi jeex na ñëpp toog fa amatul raison 2019 jeex na donc lan moo taxoon ñi yaakaaroon ne comme ñun am nañ 20% nekk la deuxième force du pays mais nañ téye loolu bu fekkee ne c'est pas
problème personnel ëllëg bu ñu demee ñu def Gakou 2024 wala Aguibou 2024 wala Issa Sall 2024 wala Pape Diop 2024 loolu lañ doon xalaat mais loolu yàqu na quand même loolu je pense que quand même. léegi ki ko yàq kan la. non mais c'est Idriss Seck moo ko yàq donc je pense qu'il faut quand même dire les mots à leur juste valeur. waaw donc loolu la moo ko yàq malheureusement c'est dommage pour le recommencement bi ñi war a def. daf leen a war. non mais attends mais bien sûr que dafa war Sénégalais yi mais loolu bettuñu ci moom quoi parce que ku fàttaliku coalition jàmm ji coalition maanaam yi mu fi def yëpp ci Sénégal loolu bettuñu aussi. aywa ñu des ba tey ci politique bi ñoom ñi bokkoon ci 2019 wala ñenn ca ñoom bu ñuy ŋaañi Idrissa Seck ñeneen ñu féete ca beneen boor moom rek di ko encouragé maanaam daal di ko wan ne ànd nañu ak moom te itam bëgg nañu lool ci ni réew mi duggee ci gouvernement bi bokk na ci ku ñu naan Abdou Mbow bokk ci parti bi di APR ñoom nag dañu loo amaloon ab janoo ak taskatu xibaar yi ci diwaanu Thiès kaay la ñu gis rek mooy président Macky Sall doxalin bi mu def maanaam yaatal gouvernement bi dugal ci kujje gi lu réew mi soxla la te fa itam ci diwaanu Thiès dina am lu mu soppi ci làng ak politique yi Abdoul Mbow vice-président assemblée nationale bokk ci parti bii di APR la ñuy teewlu ay kàddum Cheikh Anta Diop ak Sey Latir toogal groupe Futurs Médias ca Thiès ak li ko wax ñoo ko taataan ngir yéen. sant gërëm président de la république ci ubbeeku bi mu ubbeeku ba nga xam ne am na ay nit ñoo xam ne ñu am taxawaay lañ fii ci dëkk bi boo dugal leen ci biir gouvernement bi ci benn esprit rek mooy fexe Sénégal dal di ko sant bu baax di ko gërëm ci li nga xam ne mooy ay doomu Thiès yoo xam ne dafa feddali seen kóllëre ak seen kóolute ak kóoluteem ci ñoom bu loolu weesoo nag ñuy wax ne ñun de waa Thiès nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar muy alliance de la république ak képp ko ànd ak président ñi ngi rafetlu bu baax ki nga xam ne doomu Thiès la te nekk président conseil départemental bu Thiès muy Idrissa Seck nga xam ne nangu na tey ànd ak président de la république jàppale ko ànd ak moom ci vision bi mu am pour que Sénégal mën a jëm kanam ndax nag dañuy wax ne bu fekkee ne intérêt Sénégal dafa taxaw nit ñi dañoo war a fàtte seen bopp te Idrissa gis nañ ne fàtte na boppam jël ci kanam li nga xam ne moom la teg ci kanam mooy intérêt Sénégal loolu dañ koy rafetlu te xam ne ñun de nangu nañ loolu nga xam ne mooy décision bi mu jël ba pare nag di ci encourager le président Idrissa Seck encourager aussi le président Macky Sall bi nga xam ne moom moo am xel boobu ba ibbi dënnam ibbi Sénégal dans le seul but de satisfaire l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. aywa bu ñu jógee ci politique bi ñu wax ci leneen lu lëmbee réew mi fi mu ne nii muy lu jëm ci wàllum mbëkk mi bokk na ca benn soxna boo xam ne ay atam mi ngi toll ci ñaar fukk ak ñaar moom nag dafa daal di jaaroon ci géej gi wutali Espagne bëggoon a jaar Maroc soxna si dundi jafe-jafe ni sëngeem ak itam li mu am ci ay jafe-jafe ci réew mi rek moom moo taxoon mu dem bëggoon a jaarale ci li nga xam ne moom mooy gaal yi. te bu ñu xoolee jaar-jaaram ku jàngale na dem na ba sax réew mu Russie mottalee fa am njàngam dellusiwaat waaye dara terewul mi ngi dundi jafe-jafe Abi Faye moo tase ak moom. bëgg tekki teral seeni waajur waral na ndaw yu bari jël yoonu ndox mi bokk na ci Espagne moom ab ndaw la ñaar fukki at ak ñaar la am victime la ci émigration clandestine bi. jóge Russie dem Maroc bon après ci lañ jël gaal gi dem. biñ demee ba nga xam ne foofu mooy Tanger jël oto bu ndaw lay doon ñu yëpp ci ay nit ba mu fees tegle leen te naar bi bu xasee ba dëgg frein amul gees amul dara lu mu fa fekk bu fekkoon ay nit si tali bi sax da leen di rey. ci biir ndox mi la mu fa dund doon na loo xamante ni metti na. bi ñu ne cas ci ndox mi rek dañoo gis ne temps bi dafa yàqu ñu gis benn bato di ñëw gars yi tege ne marine bi la biñ tege ne marine bi la tàllal ko loxo rek ñu ñu rombee rek. après si la gaal bi këpp mu am ñeenti nit ñu si dee benn Ivoirien ak ñett sénégalais jeune ay xale ndaw bi nga xamante ni nag gaal bi këpp na ñu sonn nekk foofu 3 heures du matin ba midi ci lañu marine Espagne bi ñëw pour yóbbu tombel marine bu marocaine bi mu ngi ñëw man nag foofu xaw ma woon lu xew. la mu sa ñàkk bëri na. sama ay papier ñàkk sama ay bagage tout ça
ñàkk si sama temps surtout ñàkk naa sama alal parce que même bu bañ doon dem tamit da ngay yóbbaale argent de poche. ndegem sa xel mi ngi waat ci màngaani. yàlla tere gisuma lu ma koy jaral ci àdduna ndax bi ma koy def boobu mën naa ne xelu xale rek a ma jàppoon. xelu xale googee tax na itam am na ay conséquences yu mu ko jural. metti lool ñuy xaarandi seen doom jiiru ay weer gisuñu ko donc bis bu ma gën a marqué mooy bis bu ma xam ne jot naa leen wax ak ñoom téléphone alors nekkoon bis bu xamante ni comme si dama deewoon dekki bi ma ñëwaatee tamit mere woon nañ ma mais teewul jàppale nañ seen doom voilà comprendre moi aussi. waa OIM mu ne xettali nañu ko. financé waat ko ngir réinsertion sociale am gën a yomb ba tax dugg na sax ci ab liggéey goo xamante ne ma ngi cay gis boppam waaye muy ñaan ndaw ñi ñu toog daan seen doole fii ci mim réew. Abi Faye ñu sant ko bu baax gërëm ko des ba tey mbokk yi ci xibaaru diggu bëccëg gi ak li nga xam ne moom mooy jafe-jafe boobu muy mbëkk mi ak gune yi foofee ca Médina Yoro Fula itam kilifa yi ñu ngay def seen kem kàttan ba waxtaan rek ak gune yi yedd leen ci lu ni mel ba tax na sa xew-xew bu fa mën a am rek dañuy yëkkati kàddu janoo ak ndaw yi ñaax leen ci ñu toog seeni réew ci noonee sax préfet ba am na xew-xew diine bu fa amoon waaye fexe na ba jaarale fa wax ak gune yi ci jafe-jafe boobu nga xam ne fi mu ne ni daanaka askan wi gox yu fasantikoo yi ci réew mi ñu ngi koy dund ca Fuladu Abdoulaye Diallo lañu fay fekk. wàllu tukki jël gaal ak ndaw yi si ñàkk seeni bakken doon na ay xew-xew yi jaaxal ku ne rawatina waaye nguur yi nekk fii ci Médina Yoro Fula looloo waral ki fi toogal nguur di ñaax askan wi saa bi mu fekkee ab mbooloo. surtout lu jëm ci ndaw yi parce que bu ñu xoolee fii ak ay fan ay ndaw ñu ngi dugg ci ay gaal di ci condition yu jafe ngir dem Espagne te li ci yéeme mooy jamono ji ñi nekk foofu bu ñu mënoon ñibbisi fii sax dinañ ko def loolu nag damay wax du ma wax de façon globale dama koy yemale ci département bi rek pour wax ni département Médina Yoro Fula dañuy wax ni département bu bari jafe-jafe la waaye war na gën a mën a neex ni muy neexee mooy am na loo xam ni état moom la wax te yaakaar naa ni projet yu bari ñu ngi ci yoon. moo ngi rotal kaddu yi ni mel ca gàmmu annuel bu waa Wuñanki di amal Wuñanki bokk biir commune Kéréwan te ñu féete ca département bu Médina Yoro Fula askan wi nekk ca gox yi ni mel duñuy gaaw a giseek waaye nguur looloo tax saa yi ñu dajeek ñoom ñu profité ngir wax leen seeni jafe-jafe. ñaareel nit danay jógee fii du am benn problème su diggante fii ak Pata laa ne problème ka évacué ko yóbbu ko Kolda te ñu ay baykat leen amuñ dara résonance soo ko defee xaalis bëri nga war a génn kooku mën naa ñàkk mooy rek ndaw soosu yàlla yóbbu ko yoon xiyam yàlla musal gis. ndox bokk ci li askan woowu gën a soxla ci gox ba looloo tax ñu bari ci jigéen yi fay yeewoo dañuy faral di am ay ëmb yi yàqu ngir diisaay wogg gi ñuy woggee ndox mi. waaw nan la ñu sonnalee mooy dañ koy ñoddi xam nga léegi nit ëmb ba pare dund bu baax noppaluwul daal amul boppam fu mu toll mi ngi liggéey bu pare di ko bëri liggéey teen bi ñu bëri dañuy affecté ci loolu ndax dañuy wëgg loxo wala ñu jël mbaam yi di ko rootee ñi di jël nag yi di ko rootee baaj yi dañu diis baaj yi ñuy aw léegi nag loolu day indi ëmb yu yàqu jigéen ñu bëri dañuy seen ëmb day yàqu ci loolu. fi mu ne ni dem ca gox yi ni mel dafa jafe lool ngir ñàkkum yoon yi baax bi fa xew. Abdoulaye Diallo ñu sant la bu baax gërëm la li ñu ko waxee woon mbokk yi ci boppu xabaar yi ministère bu ñu dénk wàllum artisanat di bu bees bu ñu fi taxawal ñi nga xam ne ñoom ñu yëngatu ci mbir moomu am nañ ci yaakaar ku ci mel ni fu ci mel ni ci diwaanu Saloum que jiite chambre de commerce ba la ñuy xaar rek ca ministère wala ministre bu bees bi ñu dénk wàllum artisanat mu gën leen a gëstu ñoom ñi nga xam ne ñoo boot ci ñoom rawatina artisan yi ci seeni jafe-jafe yeneen itam loo xam ne sëriñ bu wax na ko. ne ndaw yi ak xëy mi tànk nguur gi gënu ko fulaal dooleel ko li nga xam ne moom mooy mbëkk mi du fi jóg foofe ci diwaanu Saloum ki fa toogal groupe Futurs Médias Ibrahima Jàmme lay wuyoo ànd ak Xaali Gay ci caméra bi. man li ma gis rek mooy dëkk bi Kaolack ñu xoole ko neneen xoole ko mooy gàmmu gi ñu fexe ba xol bi taxoon muy xolu économie ndax màkk sax yàlla ba mu ko waxee dane buñ fa demee ñu wuti fa njariñ doog di wax jaamu yàlla ñi ba nga xam ne ñu fi ñëw danañ fi mën a développer dara
te tamit danañ fi nekk ci moo xam niñ ko mën a tuddee waaye ci gis-gisu kii di président de la chambre de commerce bu Kaolack ministère bi nga xamante ni moom nañu denk wàllu artisanat li war a doon mbébétam moo di jàppale artisan yépp bañ ci xeeb kenn lu monti doon seen statut jàppale leen kon ci seen liggéey ñu mën a produire dem sax bay exporter. ndax xam nga comme li may wax rek un grand ministère rek petit ministère benn liggéey ci bu mag ak bu ndaw li am solo rek mooy liggéey bi na commencé ci suuf mais na commencé ci région yi na commencé ci opérateur économique yi gën a ndaw parce que fii laa lay wax da ngay dugg fii ci marché bi ci cœur de ville nga fekk fi benn boutique boo xam da nga fa fekk 8 personnes yuy ñaw gis nga tool dañ koy xeeb mais boo demee ba Chine da nga fa gis kuy ñawal ay supermarché yu mag a mag boo leen demee noonu lañ mel di charger ay conteneurs je pense que jàppale leen ba nga xam ne nii produit li ñuy ñëw dana mën a nekk loo xam ne nii danañ ko consommer ci président de la chambre de commerce bu Kaolack di mettitu nag babeeku bi nga xamante ni ndaw yaa ngi koy babeekuwaat ci mbëkk mi mu jàpp ni nag du financement yi nguur gi di def moo leen mën a téye waaye jàpp na ne faw ñu wutal leen liggéey bu leen mën a téye. emploi boobu rek moo mën a téye xale yi dugg ci mbëkk mi ndax xale yi wutiwuñ financement ci mbëkk mi emploi la ñuy wut ndax baax na structure de financement yi muy dollu mais instrument financement yu bari yéen xam ngeen ko. ni ci jigéen ñi di rëcc sax xale yu góor yi rëcc wuñ ci xale yu góor yi ku ci am financement rek lu ci bari xaalis bi day yàq sa loxo ndax pression sociale bi nekk sa loxo kon li gën ci ñoom mooy créer ay entreprise ñu am liggéey ci am ci expérience loolu bu ñu demee ba ci kanam dana tax ëllëg bu ñu leen labalee xaalis danañ ko mën a téye bu baax. ci même occasion bi waa chambre de commerce di fàttaliwaat nguur gi nécessité bi nekk ci defaraat pooru Kaolack ndax bateau yi tàmbali di fi ñëw ndaw yi am liggéey Serigne Boub jàpp ne pooru Ndaxunga fi ñu toxal bateau drague yi mënul remplacer mukk pooru Kaolack ndax situation géographique yi bokkul. Ibrahima Diame ñu sant la bu baax gërëm leneen itam lu sëriñ bu wax muy lu jëm ci gàmm gi ak loolu ñu naan tourisme religieux maanaam xew-xew yi nga xam ne ay xew-xew diine la ñu jaare ci suqali gox ba nu koy amalee misaal mi gàmm gu Medina Baye la nu bëgg mooy bu fa taalibe dematee di gàmmu màggal guy dina ku dik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak topp ndigalul borom faydu bi di Cheikh Ibrahima Baye Niass ñu jaarale ca rek askan wa gis ci seen bopp ci liggéey maanaam moo xam ci lu ñu mën a yëngu waaye rek mbooloo moomee rek ñu bañ a ñibbi noonu te itam askan wa duñ ci gis seen bopp bu ñu jógee ca diwaanu Saloum dellu si waat ci Ndakaaru wax ci leneen mbokk yi muy Tivaouane Peulh foofee askan wa la ñu bañ rek mooy la ñu dul nangu neenu lycée bu bees bu du bëgg a taxawal ca ferme agricole ba fa nekk ñu daal di dem ca bërëb ban ko fas yéenee amal ñoom nag fëgg nañu seen gémmiñ di woo ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñu fexe ba jàppale leen ci mbir moomee ñu fexe rek daal di fay jëmmal li nga xam ne moom mooy mbay mi dinañ ci dellu siwaat ci sunu yeneen jotaayu xibaar. ñu wax ci leneen muy foofee ca diwaanu Niaguis ak ca arrondissement la sax bu Niaguis foofee askan wa rek dañoo joxañ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñe dañoo fuqati seen sa suuf ki nga xam ne nag moom mooy Guy Marius Sagna nee na sax gis na daal lu jëm ci ay njuuj njaaj yoo xam ne daal mi ngi aju ci dëkkuwaay yi ak pàkk yaak nanu koy joxe ñu teewlu ko ay kàddoom Boubacar Diassi moo ko taat Niaguis ma nga nekk ca bët saalumu réew mi. tax a ñëw mooy suufu askanu Niaguis bi nga xam ne dañ ko bëgg a fokkati seen loxo dëgg la ñi ma ñëwee Niaguis noonu la ñu demee démb Medina Wandifa noonu la ñu demee démb Oulampan noonu la ñu demee tey Diouloulou noonu la ñu ñëwee tey fii ci Niaguis pour def conférence de presse waaye li gën a tax ñu ñëw jafe-jafe bi am Niaguis coow bi am Niaguis ma nekk Dakar dégg ko waa FRAPP Ziguinchor wax ñu ko waa Vision Citoyenne wax ñu ko waa comité de veille bu Niaguis wax ñu ko waa mbokk yi fan ngeen mës a gis lotissement boo xam ne dañ ko dénk notaire gars yi bu ñu waxee jàngalekat ñu ne day jàngale bu ñu waxee notaire ak xam nañ notaire lan moo ko tax a jóg bu ñu waxee médecin xam nañ ne day faj waaye lotissement fan ngeen mës a dégg notaire lan mooy xam-xamam ci lotissement ñu war a def lotissement ñu ne dañ koy dénk benn notaire première irrégularité grave irrégularité énorme scandale
effectivement il faut se poser la question de savoir xanaa Casamance bokkul ci Sénégal ba nga xam ne bu ñuy def lotissement fii ci Niaguis dañ koy dénk benn notaire loolu dëgg du yoon. aywa bu nu jógee ci diwaanu Niaguis ñu doxantu ba diwaanu Thiès wax ba tey ci mbiram suuf ak itam 4 hectares ak genn wàll boo xam ne dañu ko jox ab promoteur loolu nag ma xewee ca dëkk bu ñu naan Ndombolox nekk ca commune bu Koul askan wa dañoo joxoñ baaraamu tuuma maire ba moom Modou Fall weddi na ko ba tëdd fi suuf ne suuf soosee askan wa di coow a ka wax domaine national ca la bokk te itam nanu koy waxee amewut noonu ñanu ko jox dañu ko def nañu ko bëggee maanaam jaarale nañ ko ci yoon askanu Ndombolox moom amal nañu ab toogaanu ñaxtu ca penc ma ca teewaayu Cheikh Anta Diop la woon ak say laatiya suuf loolee di yuuxu ko wàllu askan wi di dëkk fii ci Ndombolox nekk ci commune ab Koul ñu daje woon ci penc mu mag bi doon naxarlu lu toll ci 4 hectares ak genn wàll ci suuf ne nag maire ab Koul moo ko fas yéene jox ab promoteur privé. commune Koul bi yëpp li ñu wër lépp ñu xam ne suuf si ñuy xeex politique taxul. Modou Fall monsieur le maire bu Koul moo tax ñuy jooy ndax jël na suñ suuf ci foqati ci doole suñu partiman la jël. ñoo ko moom suñu maama ci doon liggéey ba xëy faatu suñu bàyyi liggéey ju xëy faatu ñu xëy ci di ci liggéey di ci jariñu 4 hectares 500 man personnellement suñ ma ko joxoon ma wuti bailleur dinaa wut lu indi Ndombolox ñu fiy liggéey na xam ni suufus Ndombolox na ko delloo Ndombolox. waa Ndombolox Bassirou Ndiour nee na gàll nañ ci seeni bakkan ba promoteur bi de du dugg ci dëkk bi di jël seeni suuf. ba ñu ci ba ki koy bay reynu bu fekkee état defu ci intervention. maire bu Koul ne nag lii lu wér la ci ab délibération la ñuy joxe suuf si. domaine national la te nag il faut nit ñi xam ne. bu kenn laal suñuy suuf loolee di yuuxu ko wàllu askan wi di dëkk fii ci Ndombolox nekk ci commune ab Koul ñu daje woon ci penc mu mag bi doon naxarlu lu toll ci 4 hectares ak genn wàll ci suuf ne nag maire ab Koul moo ko fas yéene jox ab promoteur privé. commune Koul bi yëpp. li ñu wër lépp ñu xam ne suuf si ñuy xeex politique taxul. Modou Fall monsieur le maire bu Koul moo tax ñuy jooy ndax jël na suñ suuf ci foqati ci doole suñu partiman la jël ñoo ko moom suñu maama ci doon liggéey ba xëy faatu suñu bàyyi liggéey ju xëy faatu ñu xëy ci di ci liggéey di ci jariñu 4 hectares 500 man personnellement suñ ma ko joxoon ma wuti bailleur dinaa wut lu indi Ndombolox ñu fiy liggéey na xam ni suufus Ndombolox na ko delloo Ndombolox. waa Ndombolox Bassirou Ndiour nee na gàll nañ ci seeni bakkan ba promoteur bi de du dugg ci dëkk bi di jël seeni suuf. ba ñu ci ba ki koy bay reynu bu fekkee état defu ci intervention. maire bu Koul ne nag lii lu wér la ci ab délibération la ñuy joxe suuf si. domaine national la te nag il faut nit ñi xam ne. aywa ñu jaajëfal bu baax a baax Cheikh Anta Diop wax itam ci ressource halieutique maanaam lay jógee ci géej gi ak itam confédération africaine bi nga xam ne dafa lëkkale kuréel ak ñuy liggéey ci wàllum napp googu la ñu bëgg rek mooy fexe ba daal toppatoo tefes gi toppatoo itam sunu alom gi ndax ci noonee ci la ñu jàpp ne li ñuy jëlee ci géej gi su ko defee mu bañ di jeex suñu ko ñàkkee rek mu jógaat foofee ba tax na ñu taxawal ab programme boo xam ne ci diirab 2 at la mu soxal 3 tefes bokk na ca bopp Koyaar Joal jàpp Sangomar ak diwaanu Mbour Géej ci noonu dañuy teewlu kenn ci ñu amal boobi la liggéey muy assistante boo xam ne moom lañ dénk programme boobu di confédération africaine bi lëkkale liggéeykat yëngatu ci loolu ñu naan pêche artisanale te muy napp Abdou Rahman Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ko taataan ci diwaanu Mbour Géej. Kayar Sangomar ak Joal dañu commencé Joal ci journée internationale du nettoyage bañ ko commencé nag waa Mbour tamit sollicité ñu gis yooyu ñuy def ñu sollicité ñu ba ñu sollicité président bi ni nañu def organiser journée boobu fii def journée de nettoyage pour accompagner population parce que ñu am vraiment dëkkuwaay bu set parce que li tax dëkkuwaay bu set parce que comme mbalit mi comme li ñu bind ci t-shirt yi dañuy wax ni déchets plastiques yi baaxul ci plage bi baaxul ci fond marin bi. baaxul ci biir géej biir géej gi parce que bu ñu waxee sur les plages parce que plage du pour sànni mbalit wala biir géej loolu nag bañ ko xamee ñu ne loolu dafa am importance moo tax nañu organiser loolu tey Mbour pour wan informer nit ñi sensibiliser leen ni leen
géej du pour tuur mbalit parce que loolu mën na yàq lu bare ci gàncaxu géej gi. mbalit moom muy dugg ci biir géej gi day dem ba fatt leen fatt boobu nag mën na tax duñu nen bay indi jën bu ñu soxla duñ ko am parce que ñoo ngi wax ni géej gi dafa manqué jën ba pêcherie yaa ngi dem def immigration clandestine loolu ci la ko waral parce que rarification xam nga am activité am xaalis dem uti leneen parce que fi nga activité bi nga amoon dinañu tu la kon nag dañu war a protéger te protection bi setal da see bokk. aywa ñu des ba tey ci lu jëm ci mbir moomee ak pétrole boobu nga xam ne dañu koy saytu fële ci Sangomar ñu ne nag rek dina indi daal ay coppite ci lu jëm ci wàllum napp gi foofee ca delta bu Saloum loolu nag njàqareb ONG Femmes Enfance Environnement nekk foofu ca diwaanu Sine dëkk bu ñu naan Fatick ba tax na sax ñu daal di taxawal ab lël boo xam ne dañu cay waxtaanee lu jëm ci genre ak itam industrie pétrolière. Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey toogal groupe Futur Média ca Sine ak li ko wër. xam ni ñoom ñoo bokkoon ci atelier de formation boobu nag ñi ngi jógee ci commune yu Dionewar Djirnda Bassoul Palmarin ak itam Fimela ñoom ñëpp nag ay jigéen lañu ñoo xam ni dañu jiite ay groupement de femmes yoo xam ni ci li ñu gën a yëngatu moo di soppi lépp loo xam ni day jóge ci géej gi activité boobu nag ñu ni ko moyul dana am lu ci yàqu ak pétrole bi nga xam ni dañ ko war a exploiter ci Sangomar ci atu 2023. te lu bees la ci askan wi yëpp daanaka am na dëkk yu ko xam ay Nigéria ay Cameroun waaye fii Sénégal dafa bees kon loo xam ne lu bees la moom da ngay teel a jóg. waaw da ngay teel a jóg ca jóg yu njëkk ya nga xool fépp foo xam ne war na la fa mën a yàqal nga taxaw fa teg fa tànk. ONG bi nag ñoom dañu bëgg teel a jóg ngir fexe rek jàppale jigéen ñooñee nga xam ni ñoom ñoo dëkkee ci delta du Saloum bi ñu mën a gis seen bopp bu baax a baax ci pétrole boobee nga xam ni moom la ñu war a exploiter ci Sangomar. jigéen ñi dañu xaw a sooxe ci wàllu liñ leen war a jox ci information xamuñu aussi opportunité yi mën a jóge ci pétrole bi ñëw ci ñoom te dañu gëm ne jigéen ñi buñ leen dimbalee ci ay projet taxawuleen ba nga xam ne dañuy résiliente li tubaab di wooyee daal ndëgërlaay te ndëgërlaay du dara lu dul autonomisation nañu taxaw ma nga xam ne pétrole bi bés bu fiy jóg dana leen bàyyi ak dara ñu ne nañu leen tàggat ci contenu local ak loi contenu local bi. lël bi nag ñoom ñi ngi ko def ci jàppandalu projet bi ñuy woowee voix et leadership des femmes au Sénégal. parce que pétrole ak gaz dafa nekk loo xam ne saa suñ ciy wax dañu xalaat ne que dafa sensible dañuy am sentiment ne bokkuñu ci. wala ñu xalaat ne ñi ko jàng ak ñi ciy liggéey ñoom lañ ko jagleel formation bi day ñëw wan jigéen ñi ne bu leen ragal ci terme bi te bokk ngeen ci am ngeen ci wàll am ngeen ci àq ak yelleef. atelier bu njëkk bi nag nga xam ne dañ ko jagleel ni jigéen war a taxawee ci industrie pétrolière yi 20 groupement jigéen ak juróom la ñu ko jagleel waaye ONG Femmes Enfance Environnement ñoom li ñu bëgg mooy dajal région bi yépp mooy dajal dëkk yi nga xam ni ñoo nekkee ci région bu Fatick te jigéen ñi di ci yëngatu ci wàllu napp. Aminata Goudiaby ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci mbas mi ak tolluwaay bi tey jii Sénégal am nañu lu toll rek ci ñetti cas maanaam ñetti doomu aadama ñoom ñoo amee mbas mi ci ñeenti téeméeri lim bi ñi nga xam ne ñoom lañ ko defal ñi nga xam ne nag moom la ñu woowee cas importé amee su ko cas contact itam naka noonu maanaam ñetti cas yooyu yëpp di ñetti doomu aadama yi amee mbas mi loolu ñu naan transmission communautaire fa lañ ko jëlee maanaam xamuñu fu ñu foree jàngoro ji loolu nag benn fii ci cité Keur Damel beneen ba ci Grand Mbao benn bi ci Kolda kon Ndakaaru moo am ñaar région bu Kolda am benn ca yooyu jamono juróom-ñeent fukk ci ay aji tawat wér nañu ba fas yéene dellu ca seeni ñooñ juróom ci aji tawat ji itam xaw a lompoñ kenn ñàkk na bakkanam ni ki démb ci altine ji ñi ca des ña ngay tane du samay kàddu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ñoo ko xamle ministère ba itam jaarale ko ci docteur Mamadou Ndiaye mi directeur de la prévention yore kàddu gi ne bi mbas mi duggee ci réew mi ba tey ji Sénégal mi ngi ci fukki junni ak juróom yu toftal juróom-benni téeméer ak ñeent fukk ña ca wér di fukki junni yi ak juróom te ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan ñu ko xayma ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ñi tëdd ci bërëb fajukaay mi ngi wàññeeku bu baax a baax bi ñu leen xaymaa ñu ngi ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent.
ñu jeexale leneen laata ñu dem ci yéenekaay yi ñu jongante palub njiitu réew ca États-Unis première puissance mondiale diggante Joe Biden ak Donald Trump dinañ ci xam lu leer gën gaa yàgg fii ak ëllëg xam ngeen ne nag vote bi tàmbali na foofu ci États-Unis daanaka lu toll ci benn ay bés waaye tey jii di talaata ñetti fan ci weeru novembre li bés bi nga xam ne daal moom la lu ëpp ci doomu Amérique yi fas yéene dem sànni seeni xob ki ñu dénk wax professeur Ousmane Sène dellu siwaat ci boobile jongante ay kàddoom ki ko taataan di Fatou Bintou Konté. Donald Trump n'était nag élection yi li ci particulier c'est que ñaari candidat Joe Biden ak Donald Trump te Donald Trump ñëpp xam nañ caractère am dafa am xadar bon est-ce que su fekkee ne résultat yi seere na dina nangoo jël téléphone am ne Joe Biden gagné nga parce que li ñu xamal président américain yi wala candidat à la présidentielle mooy su résultat yi ñëwee leer même lu mu jege adversaire bi day jël téléphone kale ne ko gagné nga monsieur le président de la république ou madame la présidente est-ce que niñ ko amee noonu comme niñ ko mos a xamee il faut que ñu xaar ba suba la bataille est serrée et puis aussi décompte bi mun na jël temps parce que koo xam ne kii da nga ñëw jël sa xob dugal ci urne bi dem mais ñi nga xam ne ñoo yore élection yi suñ kii rek dañuy jóor rek di compter ba très rapidement ñu xam tendance yi mais dafa am vote anticipé même vote anticipé boobu nga xam ne da ngay teel a wote loolu mun nañ ko compter mais yi nga xam dañ ko jaaral ci poste bi temps bi muy jël pour ñëw ñu dépouiller loolu aussi mun na indi yéex tuuti ci résultats yi naka lañ koy jotee c'est indirect aux États-Unis loo bare nit dem mun nga dem sax ba ëppale ay xob mais ça dépend de fi nga gagné soo ëppalee xob parce que jël nga ay état yu tuuti ramassé leen ñoom ñëpp nga jël leen boo moytul ki nga xam ne moo jël état yu mag yi mu gagné la parce que grands électeurs yi dañ ciy am en fonction sa population ñaata ngeen. aywa yegg si nañ ci ponk bu mujj bi li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf malaakal mawti mi ngi ci biir gaali looco yi xibaar bi ci xët mu njëkku La Tribune doy na ci sëkk ab takk ubbil yéenekaay bi ci lu matul wenn weer lu jóge 200 doomi aadama faatu nañu ci géej gi ñoom ñëpp gaali looco yi la ñu jëloon mbëkk wutali bitim réew journal La Tribune mi joxe xibaar bi mi ngi sukkandiku ci ay seede maanaam i témoignage yu mu nangoo ci ay nit yu mbëkkoon mbëkk mi gaalu looco gi mbëkkante woon ak bateau marine bi borom gaal gi L'Observateur nee nañu police teg na ko loxo ca Ngaay Mexe fa la ñu ko jàppe waa ji Géey la sant te ci ay waxam wax na ne xewit yi mu di jëlu gaal yëpp ci nit yóbbu bitim réew du ca gan daaw rek am na ñetti gaal yu mu yóbbu Espagne te ñett yëpp a yegg enquête dina kay nañu ba tey ci immigration clandestine gi am na geneen gaalu looco gu bëggoon a dem Espagne waaye ca gànnaar di Mauritanie fa la teere juróomi nit faatu ci ay nit ñu bari ci ñi newoon ca gaal ga réer ci géej gi journal Le Quotidien xamal ñu ne diiwaan bii di Mbuur li mu ñàkk ci ay ndaw fan yi ñu génn ndax immigration clandestine gi kenn xamul lu ñu toll quartier yu ci mel ne Golf ak Tefes démb rek ñoo nga fa yox fukki nit yu ci faatu ci géej gi bi coowal mbëkk mi ñëwaatee fan yi lu ëpp fanweeri doomi aadama faatu nañu ci géej gi ca diwaanu Mbodiène Pointe Sarène ak Nianing fa la ñu dëkkoon ñoom ñëpp seen yéene moo ne woon jël gaali loo ci génn réew mi dem bitim réew borom réew mi di Macky Sall journal boo xëy xool gis fa jëmmam ba aw turam Macky Sall mu costume lu rëy takk ay giléem di njaab bi photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk enquête dina kay journal bi nañu doom ju nekk tëb yu ñu bàyyi mooy rëq ndigam Macky Sall jël na tànki Abdoulaye Wade ya ñaareelu mandaam bi mu nekk ñeenteet moo ko ci dese ci la faxasee lu ëpp ci ñu ko wëroon ba mu dese ko moom Samba Ndiorondaay kott mu dem wuti ay àndandoom yu yees Sud Quotidien mi Macky Sall carte gi la baaterewaat dem jëli ay anciens libéraux lieutenant yi woon ci wetam yàggoon a ànd ak moom mu ginnaawal leen Maurice Soudieck Dione di docteur ci wàllu science politique ne waa Sud Quotidien li tax Macky Sall doxalee ni mu doxalee moo di ci kalkin ak di xool ak xoolaat ak càmbar ak nasaka nocc ci la nekk ngir waajal 2024 Le Témoin ñu nañu wax jàngooge Macky Sall ak toogom di photo yam ci la bëgg a waggar belende ko ba mu dëgër toog di xaar 2024 ci àndandoom yu yees yi kenn ca di Idrissa Seck L'Observateur nee nañu ak demam ca Macky Sall bari na ñu mu bett ak ñu mu neexul bokk ci ñoom professeur Amsatou Sow Sidibé muy wax ci xët mu njëkk journal bi ne lii dafa ëpp te lu ëpp tuuru li Idrissa Seck def Amsatou Sow Sidibé ne déception nationale la Pape Diop njiital bokk gis-gis bokkoon ak moom coalition ci présidentielle yi 2019 yi ne moom dugg parti réew mi ci gouvernement bi yëgu ci woon dara Hélène Tine ne ko manit kasaalika ci presse bi laa ko yëgee comme ñëpp jugee leen fi ma teg fii Idrissa Seck Le Quotidien nee nañu dafa mel ni kii di Macky Sall noonee la defee ba mu jaral ko mu jëlug baleem fal ak ñoom Aminata Touré ñoom Boun Abdallah Dionne Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye ak Mouhamadou Makhtar Cissé ndax di ragal ñu wutu ko Le Quotidien di laaj ndax Idrissa Seck mi mu indi ba def ko njiital conseil économique social ak environnemental gënut a garaaw ñooñee
ndax nappiwul ki ko war a wuutu ba andi ko te bàyyiwu ci xel dugg Idrissa Seck ci gouvernement bi journal Le Quotidien nañoo tàmbali naa jur ay grand problème ci biir grand parti ne indi nag juuyoo xaat ci diggante Alaaji Malick Gakou ak Malick Gueye ministre intérieur Antoine Félix Diome ñooñuy Khalifa Sall yi ñoo ngi koy ŋàññi xaat te toogagul Vox Populi nañu Moussa Taye ak i gaayam nee nañu jarul muy yebbi ay bagaasam ne démissionné ndax doyu leen li tax ñu wax ko moo di dañoo seetlu ne jëf ju ñaaw ju Macky Sall def ci réew mi rek ñaare boo xoolee loxob Antoine Félix Diome ma nga ca moom Antoine Félix Diome war a bokk ak Omar Sarr ndajam conseil des ministres journal Walf Fadjri mel ni ku ca yéem ndax nee nañu ba muy nekk ci cour répression enrichissement illicite moom la ñu santoon ngir mu topp Omar Sarr lu ñu tu ko ci coowal des biens mal acquis mu di teranga ju leewul ji ñu ko doon jiiñ ku ñuy jiiñ ak ndëmm muy soccoo yeelu gone Source A nee nañu moo di Mansour Faye ndax 2012 ak léegi poste ministre bu ko Macky Sall teg rek xaalis ang fay xeeñ ginnaaw délégation générale à la protection sociale ak solidarité nationale moom mi ñu gën a cëral ci république bi di Mansour Faye garde PUDC Promoville programme Puma bourse cité familiale ba ci couverture maladie universelle bu yàggul mu yenu fi coowal ceeb ak coowal dëwlin gu rëy moom mi tuddee Karim Wade numéro 2 di Mansour Faye Source A nee nañu bërki démb ci la ñu ko yóbbu ci ministère infrastructure transport terrestre ak désenclavement di ministère boo xam ne xaalis bu dul jeex a fa am. Mohamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias di leen daje ngoon ci kattan yàlla Modou Ndiaye ak Mary Bey waa li xew ci biir internet bi yegg si nañ maa ngi leen di nuyu. ñoo ngi lay fay soxna Faty di nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi. mu ngi noonu ci kanam tuuti xam naa dinañ faram fàcce internet bi temps yi dafa mel ni politique bi saf na ci sàpp de. politique bi saf na ci sàpp surtout tey ak diggante démb ak tey vidéo bi nga xamante ne moom lëmbee àddina muy ministre de l'artisanat bu bees bi lëmbee na réseaux sociaux yi ci kanam dinañ ci ñëw yaatal ko. ci kanam tuuti daan ci ñëw muy gynécologue bi yore lu jëm ci wàllum artisanat Mamadou Ndiaye dina leen ko toppal cant ak ngërëm ñeel ma leen di dig daje ëllëg incha allah à partir de 6h30 dans Info du matin.